Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf li ñu doon lam-laamee l'observateur nee nañu sikki sàkk amatu ci waa parti socialiste yi ne woon bu ñuy dem ci local yi ñoo waa Benno Bokk Yaakaar lay doon journal bi mi ngi ñuy xamal ne wax jarandu na Aminata Mbengue Ndiaye ak i mbokkam déposé nañu seenub caution fas yéene demal seen bopp ci local yi keroog altine ci la ñu yóbbu caution ba ca caisse dépôt et consignation te sax li tax ba yëf yi yeex yéenekaay bi nee nañu moo di Mame Bounama Sall mi trésorier général bu parti bi moo fi neewul woon journal bi nañu léegi nag mbir yi leer na way wa daanu na socialiste yi bu ñu dem ci local yi déwén yi duñ ci ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar seen njiit di Macky Sall Sud Quotidien nee nañu baatare na ay kartam defi investituram samp ay candidatam li ñuy dégmati moo di candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr la war a doon Ndar Mansour Faye Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow Médina Seydou Gueye Abdoulaye Bibi Baldé ca mairie bu Kolda professeur Moussa Baldé ca conseil départemental bu Kolda journal Les Échos feelu Sud Quotidien ba bind ne Macky Sall teg na ay soam te coow jibul tiga tojul waaye li mu ñu wax moo di ci Médina Cheikh Ba di Messi moom la Macky Sall préféré ci Seydou Gueye nga dem ca Kolda Macky dafa zappé Mame Boye Diao jiital Moussa Baldé ak Abdoulaye Bibi Baldé ca Parcelles Assainies kii di Amadou Ba la ñu fas yéene investir ca commune ba ak ci ville ba la sirekaay nañu sagara ngay xeeñ ca Ziguinchor ndax Benoît Sambou ak Seydou Sané yi fa Macky Sall jiital farandoy Doudou Kay nee nañu duñu ko dégg Le Quotidien nañu njawit mi ngi desandi yu xambin ba léegi ci kan mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ndakaaru ndax ba léegi leeragul ci ndax Abdoulaye Diouf Sarr lay doon am ndax Amadou Ba lay doon ca Kaolack moom Le Quotidien nee nañu ki ñu jàpp ne mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie ba moo di Mohamed Ndiaye Rahma journal La Tribune nañu Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoom it ñaari adversaire lañu yu wër Macky Sall yoo xam ne seeni mbir du neex a lijjanti ñaari lieutenant yu Macky Sall lañu di ay punkal yu ñu ràññee ci parti APR te duñu jaaroptaal coalition beneen bu tollu ci lijjanti boppam Source A nee nañu moo di waa Yewwi Askan Wi ne ñoom it ñoo ngi ciy gisee ay daje ki waxtaan yu dul jeex ngir lijjanti seeni investiture yi ba léegi nag dossier bu Tamba bu Fatick bu Kaolack bu Kees ak bu Ndar waaye yeewee ko guñ ci maanaam ba léegi réglé guñu ko déggoo nañu nag ci ne kii di Ousmane Sonko du doon candidat ca mairie bu Ziguinchor nii ca conseil départemental ba nitam lay investir baa boog mu investir Abdoulaye Baldé su ma déggee waxi forclusion damay réer kàdduy Soham Wardini la ci xët mu njëkku la Sénégal commune bu Warxoox journal Source A nee nañu tànn nañu seenub candidat ubbil yéenekaay bi honorable député Yoro Sow mi maire bu Warxoox la gaañi ne duñu ko bàyyi duñu tàggoo ak moom dañuy dem ak moom ba xoox ca Warxoox yéenekaay bi nañu lu toll ci juróom-ñaar fukki chef de village ay association ay groupement féminin ndawi dëkk ba ak waa Benno Bokk Yaakaar yi ca commune ba mu di waa APR di waa parti socialiste di waa FDP waa URD waa LD ba ci waa LDR yeesal ñoom ñëpp ànd déggoo ci tànn Yoro Sow investir ko ngir joxaat ko beneen mandat ca boppu mairie ba lan la góor gi di Abdoulaye Wade làq ni candidat ca mairie bu Ndakaaru laaj la bu journal Vox Populi xëy samp ci xëtamu njëkk ba di ñu xibaar ne ci lu yàggatul dara Abdoulaye Wade dina ñibbisi Ndakaaru ngir doxal campagne bu waa Wallu yéenekaay bi nañu li ko leer moo di tànneefu candidat bi ci mairie bu Ndakaaru nar naa jur ci géew politique bi ay rëg-rëg yu dul jeex mbër mi di rëg-rëg moom la sunu lambu xëyee waa ji dóoroon Bombardier mu daanu ca MMA ba di Pudzianowski rëg-rëg nee na moom la soxla bu ñu ko joxee contrat bi day gëmm siñu ko te bu jàppee waa ji da koy coob ci 3 minutes la koy defal bagage. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Déodorant Malaysia UMO ak jàngal ma cours à domicile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar yi la woon ak RFM bokkoon na ci ne ay xibaar wàllu politique ak Benno Bokk Yaakaar ak aslëf lu ñuul ca Benno gaag waa parti socialiste yi daal di kon déposé seen caution bopp donte ci njëlbeen waxoon nañ ne ci drapeau yi mbootaay gi la ñuy demee ci xibaar PS déposé na lii di caution ngir local yi nu dëgmal local yooyee ak xëccoo gi ñeel mairie Ndakaaru ay conseil yu ville de Dakar yu yëglu démb taxaw ak njàppale ci weti soxna Soham El Wardini ñoom jàppuñ ne taxawu Ndakaaru déposé gum na wala boog tànn gum na mbër ba muy demee ci yooyu jongante ci lu safaanoo kon ak kàdduy Barthélémy Dias rassemblement di ndaje mu yaa bu war a am ëllëg ci kanamu këruk xibaar gi di D-Média ndajeem jàppale la ak it taxawu jëm ci groupe de presse boobee ñuy ragal ak nësëxal ginnaaw coow leeg jafe-jafe yi ci wàllu lempo ak yoonal ñeel luyaas beeg payin weeg pay gi gouvernement bu Sénégal ñu ngi sàkku ci moom formule ba ca gën président Sall ni waxee démb ci ndajem conseil des ministres jëm ci soxna si ñu dénk wàllu jënd ak njaay Assome Aminata Diatta ngir ñu daal di baral jéego yi fental ko na mu gën a gaawee yoon yi dugal ak yoonal di régulation ci wàllu luyaas bi ci Sénégal rawatina dëkki taax yi Abdou Thiam moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi luyaas boobee sax la ñuy waxtaane pencoo gi ci RFM ci kanam tuuti daan ci ànd ku mel ni Momar Ndaw di ci sàkku it seeni xalaat yéen askan wi ngeen wax na ngeen ko bëggee na ngeen ko amee yéene mu ni demee wuuteeg li am jamono yi ci réew mi jéggi dayo lool ñeel location jërëjëf Yacine ci digital gi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu ak jàmm. De
en mathématiques, 4 en français, 3 en... Mais Fatou, tu m'as l'air tendu. Qu'est-ce qui se passe? Ah Malik, je suis perdue. Les notes de mon fils régressent de jour en jour. Et pourtant, j'ai tout essayé. Je ne sais plus quoi faire, Malik. Ah bon? As-tu fait appel à Jangal ma soutien scolaire? Jangal. politique ñeel Benno Bokk Yaakaar Benno ga daa mel ni am na ci lenn ci lënt ak ñenn ñu jaar seen yoonu bopp bokk na ci parti socialiste bi déposé na mu ko ni waxe woon fan yi ci ginnaaw caution ngir local yi 23 janvier 2022 xëccoo gi ñeel mairie Ndakaaru ay conseil yu taxaw ci weti Soham Wardini taxawu Ndakaaru ñu ne investiragul ngembagul benn mbër jamono yi ngir yooyu local wàllu xibaar bokk na ci ndaje mu yaa ñu namm ëllëg lay doon liggéeykat yu këruk tasam xibaar gi di D-Média ci kanamu seen groupe de presse bi ci Ndakaaru ndaje moome ak njàppale gi mu ngi sosoo ci organisation yi société civile ngir lànk luy nësaxal kër googe D-Média bu Bougane Gueye Dany wàllu xibaar bokk na ci yëglug njiitu réew mi président Sall démb lu ñeel luyaas bi sàkku na ci ministre du commerce mu defal ko na mu gën a gaawe ay tëralin ngir ñu daal ci dugal ak yoonal mënut a ñàkk mu ne ci njëgu luyaas bi ci Sénégal ci technique bi Abdou Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak lu jëm ci kàddu yi njiitu réew mi président Macky Sall ngir ak yoonal ci njëgu luyaas bi Sénégal ci wàllu dëkk taax yi rawatina démb ci ndajem conseil des ministres moom président Sall sàkku ci ministre bi ñu dénk wàllu jënd ak njaay Assome Aminata Diatta ñu daal di jël na mu gën a gaawee sans délai ay mesures yu jàmp ngir kon saafara akuk yoonal ci wàllum luyaas googe di kon càkkuteefu président Sall lépp luy sàmm environnement bee tax a jóg jigéen yu doon yëngu démb ci mbedd yi ci Bargny ñoom dox bi li ko waral mooy centrale à charbon ba fa la ñu jàpp ne daal Banque africaine de développement waratu ko financer gunge ki koppar Abdou Diouf Diagne. ci t-shirt yi ñu sol mën nañ see jàng dafa doy énergie fossile jéego bu am solo war nañu ko tekk ñeel climat bi karawaan ba nag ña ca ëpp ay jigéen lañu ñoom ñi ñuy fàttali Banque africaine de développement li nga xam ne nag waxoon na ko Fatou Samba mooy présidente jigéen ñi nga xam ne ñooy yëngu ci coppar ñi jën te nekk ci site bi ñu duppee Xelkom ca Bargny. Banque africaine de développement moom nee na woon centrale à charbon bi dootul financer ci charbon ci Afrique mais dañu bëgg mu matérialiser ko maanaam mu bind këyit gu wane ne dootul financer charbon en Afrique mais centrale à charbon mu dellu si gannaaw ba mu doon lu leer ndañ si kanamu waa Bargny ak si kanamu addina bi gis ngeen ndox mi suñu gannaaw ku nekk xam na ne fii dañ fi doon liggéey at mu jot mais at yi yëpp mënuñu fi liggéey parce que ndox yi day bari te ndox yi bu ñëwee foofu lay taa te loolu lépp xam nañ ne ay effet changement climatique la. ñaxtukat yi nga xam ne yoon wi yëpp dañu ko doon way di xam ne nag duñu bokk ci COP 27. boo xoolee foofu société civile bi ñoom ñooy toog di waxtaan bu ñu paree ñoom seen waxtaan am nag ñeneen ñu koy jël bu ñu paree nag président yi soog a ñëw boo jotewul si président yi la nga bëgg mu am du yomb donc nag ñun ñu organiser contre COP ici au Sénégal xam ne ñun la ñu fay waxe ñun duñ ñu ko wax fii si Sénégal ñu dégg ñu xam ne kat ñoom nañuy doxale bëgguñu ko ndax li tax financement yu bari dañ naan financement vert te loolu xam nañ ne dëkk yu mel ni Bargny Joal mel ni Saly ñoo si war a bénéficier wu mais kenn xamul fan la xaalis boobu di jaar. amul njaaxle ci mujjantal gi nga xam ne moom la ñu war a ñëw daal di am ba tax nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu teg ay jéego ngir aar li nga xam ne mooy planète bi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou ab dox démb ca Bargny rassemblement di ndaje mu yaa bu nuy nas ëllëg ci kanamu groupe de presse des médias ci Ndakaaru lay doon loolee nag ñi ko sabab mooy ay mouvement organisation société civile bu Sénégal di biral seen ak njàppale kërug des médias gi ak li nga xamante ni mooy réeroo ci wàllug l'impôt diggam ak état Sénégal Serigne Saliou Seck. Africa First ataw muy ànd taxawu askan wi dooleel des médias FDS force démocratique du Sénégal FRAPP France dégage gëm sa bopp LCIS SNP Sénégal notre priorité mouvement urgence panafricaniste UP Y'en a marre. ñu nekk juróom-ñetti mouvement ak organisation yu bokk ci société civile bi ne noppi nañu ngir jàppale groupe des médias ci jafe-jafe yi mu nekk ak waa direction générale des impôts et domaines Pape Abdoulaye Touré moo jiite mouvement Sénégal notre priorité SNP. taxawaay boo xamante ne dañoo ñëw pour dooleel des médias pour ne leen nous sommes à votre côté te suñuy dooleel des médias on pense que travailleurs yi ñu fay liggéeyee ñoom ni ñuy dooleel. toute la presse doit se mobiliser ñëpp dañoo war a mobiliser wu ñëw soutenir ces milliers de pères de famille et de mères de famille. ci seen janloo bekk taskatu xibaar yi naataangooy Guy Marius Sagna yi mer ba futtu ne aljuma bii di ñëw dinañu dajaloo ca kanamu groupe des médias ci ñu am autorisation préfet wala ñu ñàkk koo am. mais ñun dañoo jàpp ni loolu kese doyul il faut que ñu def plus boobu tey moo ñu fi tax a teew bind nañu lettre d'information yëgal préfet de Dakar ne ko kat vendredi 29 octobre à partir de 15h ñun organisation yu ñu filip fas yéene nañoo dem fa nga xamante ne mooy buntu des médias toog taxaw fa taxawaayu ñaxtu et ça sera avec sa l'utilisation
autorisation du préfet parce que kenn laaju ko autorisation. Nous sommes dans un régime déclaratif. gannaaw fitna yu bëri yu nu jàpp ne nguuru président Macky Sall moo leen ko teg kuréel yi ne noppi nañu ngir jàppale liggéeykatu des médias yi ba nu mën a sàmm seen barabu liggéeyukaay bi. jërëjëf sëñ Saliou ñu waxtaanee campagne ñu ko njaayum gerte geeg waajal geeg direction générale organe régulation du système de récépissé d'entrepôt matuwaay yi mu ci jël mu ngi ciy tourné jamono yi bët Saalumu Sénégal jàpp penku ga la ñu bëgg rek mooy fexe ba gerte gi baykat yi bañ ko wanteer Sédhiou la ñuy dem ak Max Euclid Compagnie. gannaaw expérience bu jaar yoon bu ñu amal ci campagne commercialisation ndamaras bi direction générale organe régulation système de récépissé d'entrepôt yi mi ngi amal tournée ngir waajal campagne commercialisation gerte bi loolu rek ngir ñi gën a xam boobee kuréel Driss Junior Diallo moo di DG bi. organe boobu dafa ñëw pour jàppale képp kuy yëngatu ci mbay. defoon nañu campagne ci darkase gi def nañu pilote foofu ñëpp gis nañ intérêt li récépissé d'entrepôt am. jóge nañ ci darkase bi ñu ngi ci gerte bi gerte boobu dañu war a taxawal ay magasins yu bëri defal leen ay récépissé mais aussi jàppale population bi ñu mën a stocker def stockage bu baax donc moo tax mission bi ñu ngi ci région yi depuis plus d'une semaine léegi. ñu ngi échanger gis acteurs yi. ci direction générale organe régulation système récépissé entrepôt bokk na ci seen taxawaay fexe ba béykat yi wala producteurs yi dootuñu sax-saxee seeni production di ko jaayee di perte suñuy tàmbalee campagne njaayum gerte bi. bëggatuñu ñu baykat yi dem di wanteer li ñu bay wala di sonn pour jaay li ñu bay donc loolu moo tax organe bi ñëw boo ko dugalee ci magasin boobu dañu lay bindal récépissé kayit boobu boo ko yóbbee su fekkee soxla nga xaalis tey mun nga dem ci banque yi ñu signal partenaire ñu jox la ci xaalis boobu su fekkee soxlawoo xaalis tamit mën nga garder récépissé bi rek ba heure bu jotee wala ay bés bu ñëwee nga bëgg koo jaay fekk prix yi baax na wala am nga keneen ku nga ko bëgg jaay waaye prix yu intéressant nga ñëwaat foofu nga génnaat sa marchandise nga dem jaay ko donc loolu mooy liggéey récépissé d'entrepôt. lu way boobee tëralee directeur général organe régulation système récépissé entrepôt Driss Junior Diallo di xamal ni organome dina liggéey it ngir moytu suñu réew ñàkk lii di capital semencier ci wàllum gerte gannaaw bu ñu gisee ni dafa menacé. Max Euclid Compagnie ci Sédhiou ngir RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee politique ak élection gox-goxaat yi ñu dëgmal bu keroogee ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 lay doon fii ci Sénégal ci wàllu woowu parti socialiste ci ay xibaar daal dina déposer caution di koppar yi ñu laaj nag tey ngir bokk ci yooyu jongante muy nag ay fan ginnaaw kaddu yo njiit ak parti bi ci boppam soxna Aminata Mbengue Ndiaye jëm ci ne dañuy wéy di dem ci drapeau Benno Bokk Yaakaar waaye ci mujjantal PS joxe na caution Benno Bokk Yaakaar googee ci département bu Kër Massar ak ñàkk yëgoo gu fa jamono yi ñeel kii di soxna Assom Aminata Diatta ñu àndi ak moom la ñu jiital ñu ne ngir élection locale yi jamono yi yeneen i responsable yu mouvance présidentielle ñàkk rafetlu lu ni mel bu nu sañoon soxna si xaar àtte bu seen njiit ñoom Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall farandoy Assom Diatta ñoom di wéy ci yoon woowee nu jël ngir jiital ko ngir yooyee local ndongo ka Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar di bëgg a tas ndax ay xëccoo dox nag ci diggante responsable politique jëm nag ci élection locale yi nu dëgmal ca Kër Massar Nord mi coog mbaloo yu metti nag daal dee dox ci diggante ministre Aminata Assom Diatta ak nag ay responsable politique yu bokk nag ci bile coalition ci googule commune ñoom responsable politique yi ñu ne nag la ñuy sikkal kii di ministre du commerce moo di doxalinam te ñu jàpp ni nag doonu nag luy arranger seen coalition mu bokk ci ñoom Omar Top mi ni nag mooy coordonnateur communal bu Benno Bokk Yaakaar li ñu soxla mooy cohésion mais soxlawuñu ku ñu ñëw tey di ñu diviser di jënd conscience nit ñi. laataa gi la déclaration benn fan ci ginnaaw Aminata Assom Diatta benn pàcc ci Benno Bokk Yaakaar ni tabb nañ ko nag ngir mu doon seen candidat ci mairie bu Kër Massar Nord. pour xamal président Macky Sall que fii Kër Massar Nord ñii wuyoo ci sa tur te nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñun ñii la jël nañu décision pour investir Assom Diatta comme candidat Kër Massar Nord. doxalin gu nu mel nag daal dee ñëw yokk ci xar mi karaw ndax Omar Top lépp lu waa kër Aminata Assom Diatta yi daal dee laale nag ba mu set mu ni nag ba fi mu toll nii Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar Nord jàppaguñu nag ni kenn mooy nekk seen candidat. Assom Diatta wëlbatiku ñëw démb def benn déclaration wax ne que la mouvance présidentielle ñoom ñoo ko tabb pour mu jiite la coalition loolu c'est faux. moom mi amee taxawaayu coordonnateur communal bu Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar Nord ni militant yi na ñëpp ni tekk nag te bu ñu déglu kenn ku dul seen président coalition. son excellence moom mooy tànn te ki mu tànn moom la ñu d'accord ànd ci ginnaawam. waaye Omar Top ci geneen wàll mu ni nag noppi naa topp ci ginnaaw Aminata Assom Diatta ci kaw bu fekkee ni Macky Sall moom la tànn nag ngir mu nekk candidat
bu mairie bu Kër Massar Nord. le président su tànnee Aminata Assome Diatta. maa ndax moom. Ndongo Ka Kër Massar rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo fii ci Ndakaaru ci ville bu Ndakaaru ay conseillers municipaux yu fa yu ànd ak kii di Soham Wardini maire am Ndakaaru ñoom ànduñu ci na Barthélémy Dias waxee ne mooy mbër ak taxawu Sénégal mbootaay gi tànn gul ak mbër ñu ne ngir daal di ko yeggee waa Yewwi Askan Wi caucus des femmes leaders ñoom lañu bëgg mooy ak pal ñeel soxna yi ci maire yi Aminata Ba. Je veux que la salle ñu fi toog nañu jug léegi acclamer la candidature de madame le maire. conseillers municipaux bu ville de Dakar daal di wane seen féete ci Soham El Wardini ñoom nag ñu fas yéene jëmmal bi les candidature ñi bokk ci taxawu Sénégal di tontu itam Barthélémy Dias ñoom nag ñuy xamle ni ba tey ji seen parti bi amagul benn candidat ci coalition Yewwi Askan Wi Badara Gadiaga di conseiller municipal. taxawu Sénégal mooy def képp kuy doon candidat taxawu Sénégal moo lay defal lettre d'accréditation wax na ni yow taxawu Sénégal investir na monsieur X ou madame Y loolu ba fii ñuy wax ak yéen amul kenn koo xamante ni bokk nga taxawu Sénégal ku am këyit wóor taxawu Sénégal choisiragul kan mooy doon candidat à la ville de Dakar. caucus des femmes leaders daal di ñëw itam indi si ndimbaleem bile organisation daal di ànd ak Soham El Wardini daal di bëgg itam soxna yi daal di fës ci élection territoriale yi ñu fas yéene amal ci atub 2022 Nafissatou Wade. Le caucus des femmes leaders appelle les Sénégalais à voter massivement les listes qui sont dirigées par les femmes. xam nañu ni que à l'image de madame Soham El Wardini nekk nañu ci jotaayu askan wi jege nañu askan wi. Soham El Wardini di sàkku ngir ñu daal di méngoog règle yi nga xamante ne moom la ñu daal di tëral di woowaale itam naataangoo mu politiciens yépp ñu daal di moytu yenn coow yi. élection yi jëm nañ ko teg ci yar lii xew ci réseaux sociaux yi dañ ko arrêté parce que dëkk kat jàmm moo koy doxal ëllëg si biir politique bi day jeex. conseillers municipaux bu ville bu Dakar di xamle ni liste yi nga xamante ne ñoom lañ daal di investir dinañ ko daal di fësal fii ak ay waxtu yu ñu dëgmal. soxna Aminata jërëjëf dépôt liste candidature yi nag mooy kon liste ñi bëgg a dooni mbër ci élection gox-goxaan yi dina tàmbali ëllëg ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi di octobre délai bu mujj gi ñetti fan ci weeru novembre bu minuit jotee lay doon aw tiis ca Kaolack di gone gu fa tolloon ci ñaar fukk ci at camion daal di ko fiir mu faatu ci saa si néew baa nga ca morgue bu hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu diwaanu Saloum sapeur pompier ku fa yóbbu chauffeur camion bi indi accident bi te ci xibaar daal dinañ ko teg loxo jamono yi xibaar bi tukkee ci suñu naatango ca diwaanu Saloum Pape Mbaye Diaw. sport geeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane dañu koy daal door rek wàllu football ak tournoi bi nga xamante ñu ngi koy organisé boobu ak léegi ngir waajal lii di ubbite saison bi niki démb nag académie Dakar Sacré-Cœur ñoom daal dinañoo am ndam seen digg ak ñii di waa Mbour Petite Côte ñetti ball ci dara match kooku nag ñu ko doon amal ci stade Alassane Djigo gannaaw bu mu jeexee ki nga xamante ne daal moo di seen entraîneur adjoint di El Hadj Ousseynou Fall Tall plutôt moom am na ay kàddu yi nga xam ne jot na koy yëkkati ñu déglu ko ci micro suñu naataango di Moustapha Fall. ñoo gagné 3-0 mais bi nga xamante ni am na lu baax waaye tamit am na lu bon dañu teel a dugal te tout le temps booy jogante voilà daanaka boo njëkkee dugal surtout sax nga teel a dugal après li des daal dafay gën a yomb loolu moo ñu permettre après xale yi gën a jël toute confiance tamit xam ni voilà dañu war a foo voilà tout le temps tamit dem jëli équipe bi seen camp voilà bañ a défendre li si gën a am solo occasion yi ñu am yëpp pratiquement lañ ko dugal. championnat bi mi ngi waaj a démarrer le 20 lay démarrer novembre mën nañ xam yéen Dakar Sacré-Cœur lan mooy seen objectif ren. objectif Dakar Sacré-Cœur mën nañ ne jéem a gagné match yëpp waaw bien vrai que dina compliqué tamit dina metti wax championnat moo xam ni di nga am victoire am défaite am match nul mais tamit gën a def li gën ñu defoon daaw incha allah. niki démb itam ci googule tournoi SNEIPS excellence bu Thiès ak ñii di waa AS Pikine dañoo daal di match nul 0 bi partout la ci des nag ci wàllu jongante dañu ko fas yéene yeggali niki tey jii ba tey ci stade Alassane stade Amadou Barry diggante Casa Sport bu Ziguinchor ak ñii di waa Union Sportive bu Gorée bu loolu weesoo ñu waxtaanee wàllu football ci biti réew ak ki nga xamante ni moo di Ronald Koeman niki biig nag la ñoo daal di tekki ndombal tànkam maanaam dàq nañ ko doonatul entraîneur bu FC Barcelone démb nag défaite bi nga xamante ni moom moo dox
seen digg ak Rayo Vallecano benn bal ci dara bokk na ci li nga xamante ni moo ko dal di yàqal donte sax ñu ko doon séntu gannaaw ba mu perte li nga xamante ni moo di classico bi seen diggante ak ñii di waa Real Madrid weekend bi weesu moom Ronald Koeman nag fi mu toll nii xamaguñu kan moo koy remplacer waaye njort nañu ni ki nga xamante moo di Xavi boobu ak léegi ñuy wax ay mbiram boo mooy dana ko daal di remplacer Xavi moom mi nga xam jamono gi ci Arabie Saoudite la daal di nekk di fa entraîner benn club doon itam jamono entre jour bu équipe bi nga xamante ni moo di waa FC Barcelone moom ni ma ko waxee démb benn bal ci dara leen Rayo Vallecano daal di daan ko dugal bitu Rayo Vallecano moom moo di Radamel Falcao di doomu Colombie nekkoon ni jamono itam ci équipe bi di AS Monaco. Real Madrid moom démb donte amoon jëkkoon lool ngir jël ndam ci diggante ak Osasuna dafa daal di match nul ca Santiago Bernabéu di stade am 0 partout lañu daal def waaye teewul ba tey ñoom ñi nga féete ci bopp raw gàddu gi waaye dañoo tolloo ki poñ waa Real Madrid ñii di waa FC Séville Betis Séville ak ñii di waa Real Sociedad. ca France ñoom démb dañ doon dabe seen 3e journée match bi dañ ko doon rejoué diggante OGC Nice ak Olympique bu Marseille ci terrain neutre la woon la ko waral nag moo di weeru août ba la weesu woon ñaari équipe yi gannaaw ba ñu doon amal match googu foofu la ci Nice dafa amoon ay scène de violence moo tax kon bokk ñu daal di mujj annulé match googu ba démb lañu ko daal di reprendre waaye ndam demul ndam dikul kii di Dimitri Payet nag moom moo jot a égaliser pour équipe am bi di Olympique bu Marseille kii di Bamba Dieng ci gile jongante démb jotoon na ci dugg laata sax muy jeex. ca Angleterre foofu ñu ngi woon seen 4e tour coupe nationale ni ki démb ñi nga xam ne ñoo di waa Liverpool ñoom dañoo dal di am ndam seen digg ak ñi di waa Preston ñaari bal ci dara Minamino ak Divock Origi ñoo dugal ñaari but yi ñi seen titulaire habituel yi di ñoom Sadio Mané ak ñoom Salah ak ñu ni mel jotu ñoo football googu lay jongante ndax dañ leen daal di noppal. Manchester City moom mbett la daal di amee ci mbir mi ndax démb West Ham United moo ko daal di éliminé gannaaw lii di 4e tour bi daal di ko daan tir au but 5-4 0 but partout la ñu defoon. Burnley moom Tottenham ko fekk ci dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara éliminé ko. Leicester moom itamit daal di éliminé gannaaw tir au but ñu di waa Brighton Nampalys Mendy moom démb jot na football 59e minute de jeu la daal di dugg si 16e de finale Coupe d'Allemagne. Bayern Munich moom daal di amee ab mbetteel gu rëy sax ndax démb ñi di waa Borussia Mönchengladbach moo leen daal di daan juróomi bal ci dara waaye jàppale ni ñu bëri njortoon ni ñi di waa Bayern Munich seen équipe bis la ñu def dugal waaye jàppale ni démb seen équipe type la ñu def teg waaye Borussia Mönchengladbach moo leen daal di yàlla daan leen juróomi bal ci dara. juróom bëri na waaw bëri na donte nag foog ñu woo ko kenn séntu ko woon ci équipe bu Bayern bi nga xamante ni équipe bi nga xam ne lépp moo koy daal di jël foofu. démb nag ñëpp jàpp nañu comme match coupe la woon dañu xëy na dañu dugal seen 2e équipe waaye seen titulaire la ñu teg. gars yi sabañ leen ñu daan leen gars yi sabañ leen sabañ ñu metti sax. maanaam football ci terrain bi la du ci tribune yi. mooy la ñuy wax daal reenu ñaambale kenn xamul fu muy dabe. jërëjëf Cheikh Tidiane Gueye. RFM rajo askan wi. ñu dalal Anna Kocha ci njàngatum cosaan gi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi bindkat yu Sénégal ràññeeku loolu jamono yi ku ci mel ni Boubacar Boris Diop mi jël raaya bi ñu dippee prix Nasdaq nga xam ne day daal di récompenser ñi gën a fës ci wàllu littérature bi ci àdduna bi yëpp président de la République ci ab tweet daal di ko delloo njukkal nag ci gis-gisu Macky Sall raaya boobule day firndeel ni Boris Diop bindkat bu xarañ la te nag dafay fësal itam mën-mënu bindkat yu Sénégal yi. artistes yi ak professionnels yëngu ci wàllu secteur de la culture bile mën nañ am yaakaar ne seen ëllëg dina gën a neex ak loi bi ñu jégleel statut de l'artiste. association des métiers de la musique moom li mu bëgg a taxawal moo di ab guichet unique bu ko defee nag situation professionnelle et sociale u acteurs culturels yi dina gën a am doole waaye itam dina mën a tax ñu gën a mën a xayma li mu artistes yi fii ci Sénégal. AMS amal na ci benn jano ak taskatu xibaar yi niki talaata ji weesu leeral yi ak Nafisatu Ndiaye. ngir mën a am nekkit bu ñoŋ ci seen wàllub liggéey association des métiers de la musique du Sénégal taxawal na ab projet bi nga xam ni dafay àddu ci bëgg-bëggu artistes yi ci tënk loolee nag guichet unique lañ koy woowee mu bëri lool ay njëriñ Daniel Gomez di président bu AMS. nous avons travaillé pour voir comment faire en sorte que ces artistes yi ndax mën nañ bénéficier wu ci présomption salariale maanaam wàllu salaire yi
mi nga xam ni loi bi ñu voté woon 2020 moo ko définir ngir loolu nag dañoo proposé woon ay guichet yu ñu réservé ci spectacle yooyu ngir ñu centraliser lépp luy contrat yu ñuy proposé ak employeur yooyu guichet yooyu nag koppar yi ñu fay jëlee day dem directement ci contrat yu ñuy signé ak artistes yi ñuy inscrire acteurs yooyu ci caisse sociale yu wuute. D'inscrire ces acteurs-là au niveau de ces différentes caisses sociales. guichet unique boobee am na yeneen njëriñ yu ci mel ni mën a xam li mu artistes yi am fii ci Sénégal waaye tamit am ay statistiques yu wér. Un organisateur de spectacle veut. ñiy organiser spectacle yi buñ bëggee liggéey ak acteurs yi bu boobaa faaw rek ñu déclarer lii di guichet unique te bu boobaa employeur bi acteurs yi artistes yi ak ñeneen ñoom ñëpp la ñuy enregistrer répertorier leen muy base de données boo xam ni dafa am solo loolu dina tax ba ñu xam li mu artistes yi jamonoy Covid bi sax nguur gi xaalis bi mu joxoon amoon nañ jafe-jafe lool ngir séddale ko. loi bi àddu ci statut artistes yi ak ñi yëngu ci wàllum caada ak cosaan voté nañ ko ci atum 2020 jamono ji AMS ak Institut de prévoyance maladie ak yeneen i njëwriñ ñu ngi waxtaan ngir artistes yi mën a am nekkin yu yëwan. alxames ji ñi taxawal école internationale d'acteurs et actrices de Dakar daañu amal ñoom itam ab jano ak taskatu xibaar yi mu di projet boo xamante ne ñu ngi koy jagleel formation ci wàllu théâtre ak cinéma conférence de presse bi ñu jàpp ko bu 10h ci suba jotee ca théâtre national Daniel Sorano mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig